yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa. ji jiital ci nuyoo yi suñu kilifa diine yi di ci teg suñu kilifa aada yi di ci teg suñu soppe yi nga xam ne yi jóge nañ fu sori ñëw romb tàngoor bi romb poussière bi ñëw fekk suñu fii ci suñu dëkk bi ñu naan Dànk Seen mu doon lu rëy ci ñun lool moo tax yéen suñu xol sedd na ci yéen bu baax a baax a baax a baax. donc dañu bëggoon tàmbali rek Serigne Ndéem dina ubbi jotaay bi def ñaan su paree dinañ jox kàddu gi monsieur le maire nga xam ne moom mooy le maire de la commune de Dànk Seen mu dalal ay ganam waxtaan ak ñoom def discours am donc monsieur le maire su paree bi le président de la cellule jeune taxawaayam ci dëkk bi ak lan la fi def ak lan mooy projet à venir su noppee dinañ jox le représentant du ministre de l'emploi monsieur Dame Diop ñu naan ko Mara Diop mi ngi fi toog su noppee dinañ jox la première vice-présidente de l'association des ressortissants de la commune de Dànk Seen ñu koy wax madame Ndeye Mati Sène su noppee dinañ jox kàddu gi Serigne Mbacké Fall mu waxtaan ak mbooloo mi jàjjiwaat ñu su noppee dinañ jox kàddu gi monsieur le sous-préfet donc par rapport ak li ñuy wax yépp te état yónni ko fi mu dégg ko xam naa daal di ci wax ay kàddoom donc incha allah chronogramme bi noonu lay tëddee ñoo ngi leen di vraiment di leen sant di leen gërëm bu baax ci seen attention donc ñoo ngi woo di ñaan bokk imam Serigne Ndéem mu ubbi jotaay bi ak ay ñaan. te jiital yéene nag ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala li ñuy waaj a tàmbali te lu àgg lu ne yàlla la neex ñu ñaan yàlla mu neexal yàlla ba yàlla dimbali ñu ba àgg ak jàmm. kon kenn ku ne jàng faatiha bu sell jàng xul wallahu ahad jàng xul a'uuzu bi rabbil falaq jàng xul a'uuzu bi rabbin naas a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuuna kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qaaluu sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal masiir laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu'aakhidhnaa in nasiinaa aw akhta'naa rabbanaa wa laa tahmil alaynaa isran kamaa hamaltahu alaa llaziina min qablinaa rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bihi wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi kafirin bismillahi rahmani rahim qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafasati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami' al-ahwali wal afat wa takhli lana biha jami' al-hajat wa tutayyibuna biha min jami' al-shayat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami' al-khayat fi al-adlimat allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wa 'ayshan tayyiban min ghayri ta'abin wala masakhatin wala dayyin wala nasab innaka ala kulli shay'in qadir waltuf bina wa khawwina wa kun lana wa hab lana husnal khitami rabbana wa salli ala nabi wa sallim wa aqli bi hajati kulli muslim allahumma salli ala sayyidina muhammadin sàkkuwaat naa bëggoon naa it bala ma daaneel sama kàddu nag kenn ku ne
fa nga toog ka nga dendal nga jox ko sa loxo ndijoor ne ko bal ma àq mun leen bal naa la àq ndax àq yi léeg-léeg day néew ba duñ ko mën a gis wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu déglu tuuti s'il vous plaît ngeen jéggal ñu rek niñ tàmbalee woon am na solo lool ñu déglu tuuti s'il vous plaît. Donc ki ci tegu moom mooy monsieur le maire Abdoulaye Sène maire de la commune de Dank Sène. Monsieur le maire, vous avez la parole. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokki Dank Sène ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi fi fekk mu ñuy sant Mbàkke ak ñuy sant Fall ak mbooleem doomi soxna ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant ci seen teewaay di leen gërëm di leen ñaanal yàlla guddal seen fan. ginnaaw bu loolu wéyee ñu ngi nuyu monsieur le sous-préfet monsieur Demba Gueye monsieur Demba Gueye ñu ngi lay dalal jàmm. tey moo nekk sa première sortie dans l'arrondissement de Ndindy mais aussi dans la commune de Dank Sène ñu ngi lay dalal jàmm di la ñaanal yàlla mission bi la président de la république dénk ci arrondissement bi yàlla may la ci ndam yow ak sa adjoint ndax wax dëgg yàlla bis bi am na noo ci taxawee bërki dem rek nga fi ñëw mënoon nga am ngànt mënoon nga yebal sa adjoint waaye yëpp démb ba léegi yaa ngi woote pour am taxawaay ci bis bi kon ñu ngi lay gërëm baax di la sant yow ak sa ñi nga xam ni ñoom nga bokkal liggéey bi. ñu ngi nuyu aussi le représentant du ministre Dame Diop muy Mara ak Dame Sylla mi nga xam ni tey ñoom la ministre yebal am ngànt te bëggoon a teew lool xam naa bu jëlee kàddu contrainte tam dana ko wax. kon moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant di nuyu sama collègue maire yi fi teew muy le maire de Ngay dans le département de Mbacké waaye aussi le maire de Ndoulo muy Kani Bey représenté par son adjoint moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant di nuyu képp koo xam ne kii bis bi tax na laa jóg muy bisab Dank ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu président Arcodas muy El Hadji Mbaye Sène mu tegal ñu ko ci waa famille Dank bi yépp ndax Arcodas tey moo nekk njiit la te Arcodas dafa nekk bu ñu koy tekki ci olof mooy benn association boo xam ne nii dafa jëmmal commune bi pour lu ko jëme kanam te tey jii muy loo xam ne nii lu musta am la muy taxawaay boo xam ne nii yàgg nañ ko def waaye tey nag daf cee raw ndax kenn ku ne xam ne tey ñaar fukki dëkk yeeg juróom yépp tase nañ fi tey ñuy wax développement li nga xam ne nii tey moo tax Arcodas jóg te loolu yaakaar naa bu ñu ko defee man lañ ko defal en tant que maire ndax lépp loo xam ne luy jëme kanam commune bi la kooku yaakaar naa ne suñ nee kaay ñu wala ci pour ñu jàppale la ca loolu man wax dëgg yàlla dama ci war a daw ba kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di wax ne lépp loo xam ne def nañ ko fi wax dëgg yàlla ñun am nañ ci mbégte bu baax a baax ndax xam nañ ne luy jëme kanam commune bi rek moo leen tax a jóg te it xam nañ ne màggal gi ak ay bokk ñoo tase jël seen alal bokk lépp bokk ndey bokk baay ñëw tase fii ci Dank Sène mën nañ ko defee Dakar mën nañ ko defee Diourbel waaye lépp rek ngir bëgg commune Dank Sène jëm ca kanam te it rafet jàpp naa ne loolu moom bu ñu xooloon tey dans le département de Diourbel commune yi ko gën a féete kaw bariwul kon ñi ngi gërëm waa Arcodas seen taxawaay di leen encourager te it gis nañ tey beneen action boo xam ne Arcodas def na ko muy école bi nga classe bi nga xam ne tey inauguré nañ ko muy salle informatique bi nga xam ni tey seen alal lañ jël def ci mu nekk compétence transférée wax dëgg yàlla te loolu nekkoon commune wàllu commune tey bu ñu ko defee teggal nañu loo xam ne nii suñ cër la woon ñoo ko waroon a def te yàlla dogal ñoom ñu am ñuy si jàppale
kon it duñ man lu dul wax dëgg yàlla ànd ak ñoom ci loolu adhéré wu ci fexe tim ba commune bi yëpp kenn ku ci nekk muy 25 villages yi nga xam ne ñoo composé commune bi kenn ku ci ne man ci am taxawaay boo xam ne nii wax dëgg yàlla luy dana tax commune bi gën a jëm kanam kon ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bëggoon nañoo nag wax dëgg yàlla wax ji gën fee gudd waaye nag ku ne xam na ne guddi na teyit wax dëgg yàlla ay kilifa lañ fi toogal boobu ba léegi ñuy toog kon ñi ngi yemale fii suñu kàddu di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. merci monsieur le maire yow it sa taxawaay ci commune bi macha allah rafet na lool ñoo ngi lay sant bu baax ñoo ngi lay ñaanal yàlla na suñu borom bi barkeelal sa liggéey donc à la suite de monsieur le maire ñoo ngi jox kàddu gi suñu président le président de l'association des ressortissants de la commune de Dank Sène macha allah am taxawaay bu mat sëkk bu am solo ci ñun lool di ñu tette ba taxawaay yii nga xam ne ñun ñii xale yi ñoo ngi ko taxaw moom moo ñu ñemeloo lu ñu wax mu puus ñu ko ba macha allah ñuy jéem a góorgóorlu ci liggéey boobu donc monsieur le président Mbaye Sène vous avez la parole. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum mbokki Dank Sène yëpp ñu ngi leen di nuyu ci kenn ku ne turam ak santam di nuyu ñi fi teew ñëpp li dale ci sous-préfet ba ci suuf yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tey nag man samay kàddu du ci gudd ndax sama xol dafa sedd wax dëgg yàlla lii maa ngi gërëm xale yi bu baax a baax a baax a baax puisque lépp ñoom la man damaa ne ci kaw rek waaye liggéey beeg lépp ñoom ñoo ko liggéey rawatina nag cellules yi nekk bitim réew maa ngi commencé ci Amérique cellule mag ba fa nekk Njaga Seen ak moomi seen jiite ko bu ndaw ba ñoom Marème ak Ousmane Seen jiite ko bu ma demee Brésil Aliou Seen jiite ko ma ñëw Argentine Ousseynou Seen ak As Seen jiite ko bi ñu ñëwee Afrique du Sud Omar Seen ak ñoom Ndonga Guèye ak Bayna Kanji jiite ko ba ñu ñemee Gambie ñoom Momadou Kanji ak Abdou Mbaye ak ñoom Madike jiite ko bi ñu ñëwee Diourbel Alsaan Seen ànd ak Serigne Ñang ak xale yi ñoo yor cellule boobu ñoo ko jiite bi ñu ñëwee Touba ñoom ma Siga Seen ñoom Ndey Fall ñoom Njaaye Sall jiite ko bi ñu ñëwee Dank gi di sant ñoom Boggal ñoom Dame Mbàkke ak ñoom Ummi Seen xale yépp bu ñu demoon ba France ñuy jiiteel Aliou Samb Koppa moo jiite cellule boobu bu ñu ñëwee Thiès sëñ Modou Mamoun Seen moo jiite cellule boobu ak rakam bu ñu ñëwee Dakar nag vice président yaa ngi fi ñoom Ndeye Mateek ñoom Algor ak Pape Sène secrétaire général ak Abdou Sène mi nga xam ne tey jii moom it lu ne daj na ko secrétaire organisation Cheikh Diop ñoom ñëpp ak xale yi ñoo jiite loolu di gërëm nag sunu jigéen ñi ndax lu jiin yaakaar te ñooy yàgg ñoom it sonn nañ lool sonn nañ ci seen alal sonn nañ ci seen doole sonn nañ ci seen lépp maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ñëpp cellule bu ma tudd rek xamal ne sama xale ci eggut waaye gërëm naa cellule yi yëpp ci extérieur ndax ñoom ñëpp it nee na ñi ngi koy déglu direct kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te lii ñu commencé def lu ndaw la par rapport noonu ak li nu mën man xam naa ne li nu mën ëpp na lii ñuy def te léeg-léeg ñu réunion ma wax leen ko ma leen dese nañ lu bari inauguré nañ fi tey salle informatique bu ànd ak bibliothèque waaye yaakaar naa ne da ngeen inauguré leneen ak leneen ak leneen lu ARCODAS def kon man awma lut di leen sant di leen gërëm di gërëm képp ku fi teew rawatina kilifa diine yi
mbir nag moom boo ko commencé lu toll ni Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké yebal doomam mu dikk jiite délégation ba war ngaa xam ne la nga doon def réussir nga ko. ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal ñu def ko fi ay ati ci barke Serigne Touba jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. voilà merci beaucoup présidente jërëjëf waay yow ak sa naataango yëpp yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla wérul seen cër yàlla na suñu borom bi bàyyi leen fi lu yàgg ngeen yàgg ñoo teete kontaan nañ bu baax a baax ci yéen jërë ngeen jëf donc ñoo ngi profiter ci occasion bi bala ñoo jox keneen kàddu di sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñii bés bi mu amee ñëw nañu taxaw teewal ñu ñaanal ñu tàmbalee ko ci kilifa diine yi nga xam ne yépp jaar nañu fi ñu ci jiital njabootu sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu yónni fi doomam sëñ Moustapha Mbacké mu ñëw teew ni ko président waxee waaye it sëriñ Cheikhouna sëriñ Abdou Lahad Mbacké ñëw na teew ci bés bi sëriñ Kara Mbacké Daaru Musti ñëw na teew ci bés bi sëriñ Modou Maylo Ngaabu sëriñ Cheikhouna Bousso moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax ci teewaayam moom yàggee na ko at mu jot mu ñëw teew taxawal ñu ñaanal ñu waaye di sant bu baax Alaaji Assane Ñang bu aynu maan jaaga yónni fi ay doomam Mbay Ñang ak Serigne Malick Ñang sëñ di sant bu baax Cheikh Babacar Ba jóge ba Linguère moom it kontaan nañ bu baax ci teewaayam Serigne Mor Diop jóge Touba Serigne Modou Sarr Touba Ponti ñoom Dakar lañu jóge ñëw fii Serigne Modou Sène jaaga yónni na fi doomam Abdourahmane Sène waaye sëñ Baara Touré bu Madina Touré moom it yónni na fi ay ndawam Alaaji Touré ak Sidi Touré donc à la suite de ça ñoo ngi continuer di jox kàddu gi Massiga Sène président cellule jeune moom it mu ñëw wax leen ci wàllu ARCODAS ana nan la taxawee président vous avez la parole. ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñi ngi santaat yàlla bu baax ci dajale bi mu ñu dajale ba ñu mën a fekkeewaat gàmmu dànk seen gi nga xamante ni bokk na ci activité gi nga xamante ni moo gën a ëpp solo ci wàllu ARCODAS ñu ngi nuyu bu baax monsieur le sous-préfet ak son adjoint di nuyu sëñ Mbacké Fall Ngunda di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wér li nga Cheikh Diop di ñaanal rek ak sunu maam Ami Baba yàlla na ko dal barke Cheikhul Khadim di nuyu le maire aussi de Dank Sène ak adjoint ak maire yi fi nekk yépp tey jii nag ARCODAS dafa nekk ci beneen phase muy phase bu concret ndax daaw bi may tëj sama wax am na benn machine décortiqueuse boo xamante ni ci phase concret ARCODAS ci lañ tolloon bañ ñu initier bañ teg ko fii ci loxol waa commune bi yépp yaakaar naa ne waa commune bi ñu ngi ciy jariñu ren ci kattanu suñu borom salle informatique bi ñu fi doon wax suñu borom dimbali nañu ba ñu inauguré ko ba mu nekk lu concret yaakaar naa ne tey jii nii ku fi yendu gis na ne salle boobu noonu équipé nañ ko te alhamdulilah lañ ci doon mbébét te yéex koo xalaat sax muy bibliothèque bi am na ay livres yoo xamante ni egsi na fa ci ngoon kon alhamdulilah nekk nañ ci phase bu concret te ci phase yooyu nag lañ bëgg a dox fi mu toll nii kon ñu ngi ciy soññ bépp membre boo xamante ni mi ngi bokk ARCODAS wala bu koy dégg ndax tey jii nii ñu ko monsieur le maire waxee 25 chefs de village yëpp tase nañ fi te kenn ku si nekk am na ay doléances yu ñu fi bàyyi waaye dañu koy waxee mbay si sa weewu tànk ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi la ñuy njëkk a woowaat ñu gën a laxasuwaat ñëw ñu ànd liggéey ngir ARCODAS jëm ci kanam monsieur le maire wax na ko ARCODAS liggéeyam lenn kese la mooy lu jëmale commune bi kanam kon ci wàllu projet yi bari na maa ngi ciy lancé waat bu fekkente ne monsieur le sous-préfet ak maire yi fi nekk mën nañu see dimbale le président Ndongo wax na ko tey ci bëccëg muy CM bi nekk na lu am njariñ te luñ soxla la ndax ñi fi
génn ci ay élèves vraiment mérité nañ ñu am CM ñu mën fi nekk ba 3e poste de santé bi te it wax nañ ko ci suba bëgg nañ mu nekk centre de santé ndax 25 villages commune bi ni mu toll mérite nañ ñu am centre de santé boo xamante ni ku fi feebar it nga mën fee faju loolu ñu ngi leen koy yóbbante yéen tamit autorité fii nekk ngeen mënu see dimbale. beneen bi it mooy tali bi ay at a ngi nii ñu koy wax te xam nañ ne boo leen ci jógee xar seen tànk tubéy tali bi jóge rang-rang bi jógee Ndula war naa mën a ñuul ñu nit ñi mën a digg mën a egsi fii nii te duñ ci am benn jafe-jafe kon autorité yi foofu tamit ñu ngi leen ci soññ ngeen dimbale ñu ci ba loolu lépp mën a concret wax dëgg yàlla ci phase bu concret lañ nekk te incha allahu rabbi déwén bâche bii nekk fii bëgg nañ incha allah bu fekkente ne ñëpp jàpp nañ ci mu doon mbaar moo xamante ni ci la ñuy tànt ci la ñuy def suñu gàmm te wax dëgg yàlla ci Arcoudas lay jóge kon ñu ngi ciy woo ñëpp ñu jàppale ñu ci wasalaamualeykum wa rahmatullah. donc ñoo ngi woo monsieur Mara Diop représentant du ministre de l'emploi monsieur Dame Diop monsieur Mara Diop vous avez la parole ci kër gi nga merci Diop jërëjëf auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Cheikh Sidi Mokhtar mbokki dànq seen ngeen baal ma ñu nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi teew di nuyu gis nañ fi kuréelu Baay Faal yi ñu ngi leen di ziyaare di nuyu it kilifa yi fi teew yëpp di nuyu monsieur le maire di nuyu monsieur le préfet de l'arrondissement de Ndindi waaye di nuyu it président Arcoudas sunu kàddu yi ñuy yëkkati mënoon na bañ a kenn ci njaboot gi nga xam ne ñi ngi ci dànq seen rek mënoon nañ ko yëkkati le ministre Dame Diop ndax moom ni muy faral di doxee fépp foo xam ne dem na fa rek gëdd ba nga xam ne jox nañ population booba jël nañ ko jox ko seen ndaw mën na ko yóbbaale bi ñuy ñëw nag ñu ànd ak Dame Sylla ànd ak Ablaye Sène ak ñu bari waaye bi ñu ñëwee fekk nañ fi monsieur le maire mën naa ko boole ci délégation le ministre Dame Diop Mambay Sène di ku yàgg ak Dame Diop mën naa ko boole ci le délégation le ministre Dame Diop yéene nag la amoon pour fekke ci cérémonie bi ndax depuis 2 semaines mi ngi à l'étranger dafa nekk di préparer salon de l'artisanal bi nga xam ne Afrique yëpp ñoom ñooy daje fii ñuy waxtaan ci wàllu artisanat mu yor ministère bi président yabal ko ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique tey la ko waroon a jeexal 17h ba tey mi ngi ñàmme pour fexe nan la war a mën a defee tout pour fekk ci cérémonie officielle bi ndax wolof day wax ne li nga def ren mu jig la bu déwénee na nga ko dolli Dame Diop kenn du ko laajte ci dànq seen cérémonie bi jàpp naa ne moom moo ci daa jëwal boppam président monsieur le ministre nee na ngeen ñaanal président de la république pour plusieurs fànn ndax bi muy tànn gouvernement bi daf ne région bu ne dina leen tànnal benn ministre mu jël département de Diourbel tànn fi seen doom jooju di Dame Diop nekk ci département de Diourbel bokk it Arcoudas parce que damay jàpp ne Arcoudas de kuréel la goo xam ne lu am solo lay def ci dëkk bii ñuy wax dànq seen dëkk yu bari bu ñu amoon kuréel gu mel ni Arcoudas le président de la république dina noppalu ci lu bari ndax ñu bokk ndey bokk baay di jàppalante seen biir di seet li nga xam ne commune bi manqué na ko ñu ju ko ci dolli roolu doyatut ñuy dajaloo di def bis bu toll nii di ñaanal way dawli di wàccee kaamil loolu jar na sant yàlla bu baax a baax a baax doom yu am ñu ko man te di ko def jar na sant yàlla bu baax a baax le ministre Dame Diop ku ko woo ci lii dina la ci wuy si bu baax yàlla def na it aussi keroog bi ko président de la république jëlee def ko jox ko ministre jàpp naa ne arrondissement Ndindi gii ñu nekk
cabinet ministre arrondissement Ndindi ñoo ci njëkk a dugg man mii daf ma jël comme attaché de cabinet dugal ma ci cabinet bi wëlbatikuwaat jëlaat doomi arrondissement bi muy Ibrahima Ndour di maire Taïba jëlaat ko def ko PCA kon arrondissement Ndindi de seen arrondissement bi nga xam ne ci ngeen bokk le ministre Dame Diop wax dëgg yàlla jox na ko cër bu baax sëkk ci li ko président de la république dénk boobu ba léegi amul benn bis ba nga xam ne day am ci arrondissement bi te le ministre Dame Diop du fa dem moom nag day faral di wax ne fu mu dem suñ ne bu tàgge bu ne am na jàppal diw su fekkee ne président de la république yëkkati na loolu jox ko muy seen doom bu dikkee dana sàkku ngeen ñaanal président de la république ndax bisu tey jii bu fekkee ne tey jërëjëf ndax kàddu dëggu bu jubee rek faaw dara dana ñëw te loolu baaxanta la ci yoon wi ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax loolu it jërëjëf kàddu yi ñuy wax rek lii dëggal na ko ndax suñu yoree kàddoom di wax wóllëreem di léppam dugg si ci kàddu baas bi dañuy wàcce suñu kàddu ba mu ñëw ba toog ba noppi ñu doog a continuer kàddu yi nga xam ne le ministre mi ngi ñu ko yónni le ministre mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di sàkku it ngeen ñaanal ko di ñaanal commune Dank Sène waaye di ñaanal arrondissement Ndindi waaye di ñaanal président de la république kàddu yooyu daal la ma jottali woon ne naa ko jottali président Arcodas di ko jottali président daayira bi di ko jottali monsieur le maire ak monsieur le préfet di leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf. merci sant nañ bu baax sëñ Modou Kara Sylla ñu ngi lay dalal bu baax sëñ bi Sylla jërëjëf taxawaay bi moom it macha allah yàgg na te rafet na lool ñu ngi dolli di sàkku ñaan bu baax ci yow jërëjëf donc ñoo ngi sant bu baax a baax Serigne Modou Kara Sylla mu Daaru Musti waaye di sant Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Ismaïla Mbacke mu Maam Mor Jaara teew na fi di sant Serigne Abdoulahat Mbacke àndoon ak Serigne Modou Kara mu sëñ Moustapha Absa di sant Serigne Abdoulahat Mbacke mu Nja mi ngi fii toog ci kaw tribune bi di sant bu baax Serigne Moustapha Ka sëñ Moustapha sa taxawaay rafet na lool sant nañ la bu baax waaye di sant soxna Maymuna Mbàkke mu sëriñ Moodu bu sa jàng waaye xam nga bés bu taaroo am na ñoo xam ne ñu bari dañ cee jàpp ci kaw loolu ñoo ngi remercier bu baax a baax honorable député Mamadou Lamine Diallo président du mouvement Tekki di remercier monsieur Maktar Souran président UNP di remercier maître Yacine Sène huissier de justice bokk ci kër gi di remercier Serigne Adama Sène bëgg fàllu moom mooy représenté Serigne Abdou Karim Mbacké ci Géejawaay moom it nekk mbokk te taxawaayam rafet lool waaye di remercier madame le ministre de la jeunesse di remercier son DAGE monsieur Mamadou Sène qui est DAGE au ministère de la jeunesse moom it taxawaayam am solo lool ordinateur yi ñu installé yu ci bari moom moo ñu ko jox plaque bi nga xamee ne bii moom la ñu taf ci salle informatique bi tuddee ko salle informatique Aliou Niang moom moo ñu ko laaj ne ñu man maa leen di defar plaque bi moo ko defar jox ñu ko boole ñu ak ministre am mu jàppale ñu vraiment moom it mbokk la waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di remercier monsieur Lamine Gueye CSTTAO di remercier bu baax monsieur Ousmane Diop CSTTAO di remercier bu baax à nouveau sànq wax nañ ko monsieur le maire Abdoulaye Sène qui est le maire de la commune de Dank Sène duñ la remercier vraiment assez sant nañ bu baax monsieur le maire di remercier monsieur Mamadou Dafé directeur général IDF IC di directeur u suñu président des projets Ndongo Sène nos vifs remerciements à Ndongo nga jottali ñu bu baax remerciements yi mais di remercier aussi monsieur le ministre Dame Diop yónnee na participation mu jaar ci Ousmane Sène di
di remercier bu baax suñuy mbokk yoo xam ne ñëw nañ fi sànq waa Daaru Teneeful ki ko jiite di Magna Diop di frère Ali Diop mi nga xam ne moom mooy secrétaire municipal u gox bi donc à la suite de ça ñoo ngi delluwaat bu baax a baax di remercier les cellules parce que gis nga bés bi bu taxawee cellules yi nga xam ne yi surtout ñoo nekk à l'extérieur ñoom ñoo taaral bés bi ñu ciy jiital les cellules des États-Unis les cellules je dis parce que dafa am cellule adulte am cellule jeune ñu ngi leen di sant bu baax mais surtout la cellule bu Italie nga xam ne ma ambulance médicalisée bii fi nekk ñoom ñoo ko indi woon ci njiital maam Thierno Sène nekk Italie ak ñoom Jaaje Gueye ñoom Bada Sène mais di liggéey bu am solo di dajale famille bi lépp loo xam ne lii laaj nañ ko muy salle informatique muy gàmmu ñu ñëw taxaw ci taxawaay bu rafet ñoo ngi leen di ñaanal di leen remercier bu baax mais la cellule aussi bi nekk Argentine cellule Gambie cellule Côte d'Ivoire cellule Mali cellule France cellule Italie cellule Argentine yéen ñëpp wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na xam ngeen ne li ngeen di def yëpp ci ak mbokk moom moo tax à la suite de ça ñoo ngi jox la parole à la première vice-présidente de l'association des ressortissants de la commune de Dank Sène madame Ndeye Mati Sène vous avez la parole. First présidente vous avez la parole. Merci First Président. A'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér. Sëñ Jëmb Fall yàlla na fi yàgg te wér. Di nuyu suñu président d'honneur Alla Sène. Di ñaan yàlla na yàlla yàggal taxawaayam. Di nuyu monsieur le préfet. Di nuyu monsieur le sous-préfet. Dinaa dellu siwaat ci yéen léegi ci kanam. Di nuyu monsieur le maire Abdoulaye Sène. Di nuyu Mbaye Sène le président de l'ARCODAS. Di nuyu suñu kilifa diine yi kilifa aada kilifa cosaan yi waaye di nuyu waa Mbàkke ak Musoobe di nuyu sëñ Cheikhouna Bousso di nuyu sëñ Mbàkke Ngunda Fall di la ñaanal di nuyu sëñ Karasi la di nuyu képp ku askanoo ci yoon wi ak gat yi nga xamante ne dañu fay fekk di doomi ay soxna di nuyu monsieur le représentant du ministre Dame Diop ñi ngi lay nuyu di nuyu monsieur Matar Sène di suñu rak di suñu mbokk di suñu xarit di waa PASTEF ñi ngi koy nuyu ak délégation bi mu àndal di nuyu suñu élus yi nga xamante ne ñi ngi fi toog di nuyu waa cellule intérieure yi di nuyu cellule extérieure di nuyu jigéen ñi di nuyu chef de village yi nga xamante ne ñoo bokk commune Dank Sène di nuyu suñu xarit yeeg suñu sympathisants yi di nuyu waa sécurité di nuyu waa presse waaye it di nuyu ñi nga xamante ne ñooñu fas yéene toogal fii ci kanam jàngal ñu muy suñu rakk Gora Dioum ak Khadim Gueye di nuyu nag délégation yi nga xamante ne ñi ngi fi teew yépp di nuyu waa Dank Sène yépp ñi ngi leen di nuyu di am mbégte ak kontaante lool ci taxawaat fii waaye balay loolu ñu ñaanal ñi nga xamante ni dañoo bokkoon ak ñun daaw nekk fii te ren ñu wute ko di ñaan fañ nekk yàlla na leen gënal fi ñu jóge yàlla na leen yàlla xale àjjana mu doon mbégte ci ñun ñu dellu siwaat fii fekke ko yàlla mi ñu may ñu fekke ko waaye mbégte gi nag li ko yokk ndaxte boo ñëwee daje ak say mbokk rek loolu doy na mbégte te ñun waa ARCODAS loolu bu fa gàmm gi yemoon ci suba rek mu neex waaye tey dañu am gan gu mat gan muy monsieur le préfet ak monsieur le sous-préfet ñu di leen dalal jàmm fii ci biir Dank Sène yàgg nañ di jooytu ne ñun suñu gàmm gi egg na foo xamante ne nii dañoo laaj teewaayu préfet daaw sous-préfet ñëw na teew kon tey boo leen ñëwee teew yéen ñaar wax dëgg yàlla dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ki nga xamante ne moo fi ñëw bees li la fi affecté li nga fi bëgg lépp ci di ko liggéey yàlla na la ko suñu borom defar ci barke Sëñ Touba ñu ngi leen koy ñawal yéen ñu ngi leen koy ñaanal yéen waa administration waaye xam naa monsieur le préfet dinaa dellu si tuuti ci kanam rek xam ne li may wax
sama ñi ma fi jiitu jaar nañ ci waaye dañuy wax ne la répétition elle est pédagogique te ñun ARCODAS comme dañoo nekk ci yoon di liggéey dañuy baamtu di baamtuwaat wàññiwul dara terewul rek ñu nekk ci yoon wi lii ñuy def nii monsieur le préfet muy ARCODAS sànq wax nañ ko mu nekk association boo xam ne dafa judd en 1958 toujours dañ koy répéter ndaxte fierté la ci ñun ndax c'est rare nga gis association bu judd 58 am récépissé en 1963 di dox ba jamono ji ñu tollu tey boo ko doon wër ci Sénégal da ngay jeex ba sonn boo compter ARCODAS bala ngaa wàññi beneen di nga am soxla lool y a des associations nag waaye bu judd 58 ñu muy dox ba heure bii suñu maam yi ko fi sam ko jóge fi suñu ànd ko ak suñu papa tey jii mu des ci ñun te ñaan ñu yàlla mujjee pousse bi mu réer ñi ngi ñaan génération future bi ñu dox ko mais loolu lépp boo gisee mu mën a am c'est parce que ARCODAS dafay dox ci développement durable kon développement durable moo waral lii yaakaar naa monsieur le préfet su ma waxee loolu yéen ñi toog fii di ngeen xam loolu lan la ginnaaw bi ñu inauguré salle informatique bi ci suba ñu tuddee ko suñu papa Alioune Niang di ñaan yàlla na yaxam sedd ñu wax ci salle bibliothèque bi nga xamante ne nii moom lañ fa mbébéte def dañuy sant daaw bi ñu toogee fii dañoo ne woon dañuy def salle informatique ñu ne ñi ngi demandé ku ci mën a def sa partition yaakaar naa ne am na ñu fi toogoon daaw am na ñoo xamante ne wax dëgg yàlla dugal nañ ci seen loxo tey ji nekkuñu fi waaye suñu sañoon ñu fekke ko waaye ñu di leen yëgal rek ne salle bi inauguré nañ ko ñi ngeen xam ne ñoo leen fi teewal bu ñu yeggee ñu yeggale leen suñu message xam ne salle bi fi ñu dugal leen seen alal naax saayul mi ngi nii heure bu ñu ñëwee mën nañ ko visiter. Monsieur le représentant du ministre Dame Diop Mara maa ngi lay nuyu di la sant di sant monsieur le ministre Dame Diop dëgg la dànq kenn du ko laajte xam nañ ko bu baax ndax at mu jot mu teew fi mbaa mu yónnee fi ndaw yàlla def na daaw bi mu fi ñëwee dafa nekkoon directeur 3FPT am lu ñu waxtaanoon ak moom am na it lu mu def ci salle bi ñu waxtaan ak moom pour signer benn convention defe naa monsieur le président de la commission chargée des projets Ndongo Sène mi ngi nii toog ñu amoon convention bu ñu waroon def pour ay formation pour suñu jeunes yi ak pour suñu femmes yi ñun nag jigadiwuñ ko ndaxte ba mu fa jógee nommé nañ ko ministre waaye ministre bi ñu ko nommé muy ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat wax dëgg yàlla nag kon nag suñu yaakaar day yokk ñu di la yóbbante waat di ko wax ne ko waa ARCODAS nee nan convention ba xëj na antuwul waaye nag ministère bi mu yor moo gën a yaatu kon nag ñi ngi séentu ci moom formation yan waxoon tey la war a gën a mën a jàppandi te ñi ngi koy séentu ci moom ndax bu nekkee doomu dëkk bi ne bokk na ci ARCODAS monsieur Mara yaa ko wax il est le bienvenu ndax ñun ARCODAS dañoo bëgg a boole askan wi yépp ñu ànd doon benn di dox ci développement kon ñi ngi koy wax ne ko suñu xale yi fi nekk am ay diplôme te amuñu xëy amuñu gont nañ ci jàppale gestu ji xam na ne daanu dajul suuf waaye nag na yokk loxoom comme am na ñu mu jël ci arrondissement bi waaye na yokk loxoom ci xale yi yokk loxoom ci formation bi maa ngi la koy nuyu di la ko ñaanal nag li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal. di dellu si waat rek li ma waxoon la répétition elle est pédagogique ci CM bi CM bi dañ koy wax di ko waxaat monsieur le maire wax na ko président Massiga wax na ko ndax wax dëgg yàlla suñu doom yi dañuy wax surtout scolarisation des filles bëgguñu suñu doom yi jigéen yi bu ñu demee ba am benn niveau war a dem collège ñu bàyyi loo leen jàng ndax ñu ni dañoo war a nekk ci ministre yi te bu ñu amul collège war a dem jàngi feneen loolu duñ ko mës a am kon loolu ñi ngi koy ñaanaat dellu di ko ñaan toujours di ko ñaan encore di ko ñaan ñu wax ci tali bi encore daaw délégation yi fi ñëw dañ leen a waxoon ne leen am nañ yaakaar ak ñi ngi ñaan ne boo leen fii dellu si déwén doo leen jaar ci poussière bi am na ñu waxoon nag bu déwénee bu ñu fiy ñëw dañuy fekk mu ñuul waaye man de gisaguma lu ñuul xaw ma ndax yéen nag jaar ngeen ci waaye ba tey suñu yaakaar du yàkkee ko ndaxte suñu gan yu bees yi ñu am muy monsieur le préfet xam naa ne suñu doléance dinañu ko yeggaleel monsieur le préfet wax dëgg yàlla xam nga sol lu weex jaar ci rang-rang bi mu xonk ci nga ñëw poussière
wax dëgg yàlla enclavement bi te ñu bëgg a développement ku ne xam na ne bu sa fi nga gox sa gox fi mu nekk bu enclavé développement dina la jafe lool. loolu dina la jafe lool yaakaar naa loolu ñëpp xam nañ ko ndax formation yi jigéen ñi def bëgg nañ suñu produit yi ñuy def suñu mbay mi ñuy def génne ko yombuñu kon boog ñi ngi ñaan loolu ci wàllu tali bi. plateau médical bi bëgg nañ ñu relever ñu ko ci poste de santé bi en attendant ñu ni defal centre de santé dañ koy ñaan xam nañ ne yombul waaye ñi ngi koy ñaan ndax commune bu toll ni Dank Sène war naa mën a am loolu ndax évacuation sanitaire yi léeg-léeg mu metti te ñuy ñaan médecin yi ñu fi indil bu poste bi ñëwee ñoo xamante ne ni dinañ mën vraiment taxaw ci wér-gi-yaramu nit ñi ndax wér-gi-yaram boo déggee développement dafa fekk dangaa wér. ci suba am na ñuy wàllu forage bi ndax ku ne xam ne ne ndoxu Dank Sène dafa saf xorom waaye monsieur le maire wax nañu ñu ngi ci forage yu mbab bi sori nañ ci waaye ñun dañ doon ñaan forage yu njax bu mënee nekk ñu defal ñu ko ndaxte nag loolu wàññul dara ndax day tax xale yi fi nekk exode rural bi mën a wàññeeku ndax buñ amee ndox mu neex ndax suuf si nangu na te am nañ suuf wax dëgg yàlla buñ amee ndox mu neex kon exode rural dina wàññeeku émigration clandestine bi dina wàññeeku kon loolu ñu ngi koy ñaan pour ñu defal ñu ko ci programme PUDC wala programme état bu mu mënti doon. bu jàllee ñu wax ci logement wu instituteurs yi dañ fi nekk di jàngale mais doléance la boo xam ne ñun yàgg nañ ko wax mais ñoom it dañoo wax seen soxla te comme ñun suñuy doom la ñuy jàngal kon seen soxla mooy suñu soxla te seen soxla mooy logement yu ñu leen jox ndaxte buñ bëggee ñun ñuy jàngal suñu doom yi ñu am ay résultats bien que nag ñu ngi leen di féliciter au passage ndaxte wax dëgg yàlla suñu doom yi am nañ ay résultats ndaxte yaakaar naa ne Moussa Sène suñu tonton IEF Diourbel du ñu weddi ndax yaakaar naa Dank Sène demul ginnaaw ci résultats yi nga xam ne moom la département bi di génne mais bëggal nañ leen ay logements yoo xam ne dina nekk à l'aise dara du leen sonal ñu nekk ci condition adéquate pour mën vraiment di préparer élèves yi nga xamante ne moom la ñuy yor loolu moo nekkoon ci li nga xamante ne dama ciy ñëw. léegi nag bu loolu jàllee monsieur le préfet dégg nga sama papa wax na fii cellule intérieure cellule extérieure am na yu mu lim bari nañ lool pour dire que ARCODAS du association bu ndaw association bu yaatu la yemul rek biir Dank Sène yemul rek ci biir Sénégal dañ ko génne ci biir ci extérieur yépp kon mu doon association boo xam ne wax dëgg yàlla war nañ ko état war na koo gestu bu baax a baax a baax xëj nañ association yi bari nan organisation yi bari nan mais yan organisation la ñuy appuyer kon ARCODAS dafa bokk ci association yi nga xam ne dañ leen a war di appuyer di leen gestu xëj na nag ñàkk xam léeg-léeg li ñuy yëngu dina ko waral mais monsieur le préfet yaakaar naa ne vous êtes très bien renseigné ba xam ne ARCODAS yaakaar naa moo tax tey jii nga teew fi mu doon lu ñu kontaan lool ñu lay jox sa wàccuwaay. ci loolu monsieur le préfet ñuy wax ne ñun yemuñu rek ci lii ñu def ñi ngi continuer di monter suñu ay cellules biir Dank 25 villages yi fi nekk am nañ yéene def village bu nekk benn CAF boo xamante ni moom mooy doon cellule village boobu te loolu président des chefs de village tey ci suba bi mu fi toogee daf ñoo ne ñoom day dañoo xamutoon li ARCODAS di def yàggoon nañoo xam ARCODAS waaye xamuñu woon li muy def moo tax dugaluñ ci woon seen loxo waaye dinañ ci dugg bu baax a baax a baax encore une fois ñu di leen di santaat di leen gërëmaat bu baax di wax waa Dank Sène sànq ñaaxoon nañ leen cellule Dank Sène na ngeen gën a góorgóorluwaat ci sensibilisation bi ak ci communication bi ak ci partage information bi bu ko defee ñu mën a gën a yaatal cellules yi par le biais CAF yi nag mooy caisse d'autofinancement monsieur le préfet am nañu déjà 4 CAF yoo xamante ne nii ci atum ren jot nañoo distribuer rek dama koy tënk ndax CAFu Diourbel moo am CAFu Dank CAFu Touba ak CAFu Dakar mais dinañ monter comme ni ma ko waxee léegi ci 25 villages yi ak aussi yeneen cellules yi nga xamante dinañ ko monter muy Kaolack ak Thiès ren ji ñi ngi distribuer ci totalu 4 CAF yi 40 millions 319 mille 300 ñu revolving ko xaalis bi maanaam tournée lañ koy wax plus de 130 millions
ci suba waxoon naa ko ci 12 mois xam nga 130 millions bari na bariwul bari na ndax xam nga bu fekkee nga mel ni man pour nga dajale 500 000 daf la jafe buñ la waxee 130 millions dina la jaaxal waaye loolu lépp li ko waral solidarité moom moo ko waral kon solidarité bi damay ñaax ñu gën a góorgóorlu ci ñun waa ARCODAS ñun waa Dànk Seen gën a jàppantewaat gën a joxantewaat loxo ndax nag am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla gis nañ seen bopp ci caisse d'autofinancement yi te bu ñu yàlla dimbalee ba ñu def CAF des CAF nga xam ne day nekk réseau ñu mutualiser suñu ay CAF dina am projet yoo xamante ne nii ku am sa projet bu rëy nga xamante ne nii xëj na boo demee banque ñu indil la jafe-jafe boo ñëwee ci CAF yi CAF des CAF dinañ la mën a financer projet boobu ci biir mbokk ci biir li ñu waxtaan ko ba nga mën ko fay suñu ñeneen yi mën a am mais ci loolu aussi damay féliciter membres yi nga xam ne ñoo adhéré ci biir CAF yi parce que bu ñu amee loolu ñoom ñoo tax parce que bu CAF yi amoon te adhéré wuñu loolu du mën a am mais loolu aussi bu amee rigueur ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite CAF yi la taxaw ci am ci dëggu am ci fermeté tegal ko ci njub kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm te ci biir loolu aussi dinañ programmer def ay tournée ci biir Dànk Seen yëpp ci cellules yi nga xam ne moom la ñuy monter pour ñu gën di waxtaan ci wàllu ARCODAS pour nit ñi gën a am seen bopp gën a ubbeeku ci ARCODAS lan la yëngu ak lan la bëgg a def pour askanu commune Dànk Seen commune Dànk Seen moo ko tax a jóg ci suba nag am na suñu benn papa bu tudd El Hadj Diop mi ngi ñu doon wax pour ci wàllu mutuelle de santé ndax ku ne xam na ne état aussi mi ngi def ay effort def na fi ay CMU bi donc mutuelle de santé yi nit ñi war ci adhérer kon boog ñuy sensibiliser nit ñi ndax faju dafa cher kon nit ñi nañu jege ji leen pour adhérer aussi ci mutuelle de santé seen mutuelle de santé bi mi ngi tudd Soppee Nabi kon boog ñi nga xam ne ñi nekk ci biir commune Dànk Seen ñu di leen sensibiliser par rapport ak loolu mooy li nga xamante ne moom laa doon tënk waaye nag mënuma ko def te remercier wu ma waat encore monsieur le préfet ndax li rëy na lool ci ñun at mu jot ñi ngi ñaan préfet toog fii di ñu toogal ànd ak sous préfet toog fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant nag waa ARCODAS yëpp bàyyiwuñu kenn cellule yëpp mais dafa am ñoo xamante ne dina leen ci seppi rek muy Mamadou Sène bu jeunesse mënuñu koo bañ a tudd ndax doom la ci kër gi nekk membre ci biir ARCODAS am fu mu féete nekk fa di fa liggéey mënoon na ne dañuy laaj cotisation rek fa laay yem mais du def loolu lépp loo xamante ni ñi ngi koy yëngu di ci wax dina ci def ba def ci loo xamante ni leer na ne lii du mën-mënam yéene moo egg foofu waaye dañ koy ñaanal fi mu toog tey jii bu déwénee yàlla na toog fu gën a kawe foofu di ko ñaanal aussi Moussa Sène ndax nag nit dara war na ko ba tàyyi te defu ko kon boog ñoom ñi ngi leen di sant dañ leen di ñaanal waruñu leen sant ndax seen devoir la mais nag nit devoir dina am devoir te du ko def kon boog ñi ngi leen di sant ak Modou Mamoun Sène di leen sant bu baax ndax décortiqueuse bi yaakaar naa ne cellule jeune xam naa ne le président Massiga daf ko fàtte te loolu phase test la nekk kon ñi ngi ñaax ñépp ñu góorgóorlu doon ay Mamadou Sène doon ay Moussa Sène doon ay Modou Mamoun Sène loolu la ñuy ñaan ñëpp xeebuñu nag li kenn di def dañ cee jukki rek ndax gis nañ li ñëpp di def ku nekk boo deful sa poste def nga sa doole wala def nga sa xel te loolu mooy ànd di remercier l'honorable député Mamadou Lamine Diallo wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu mouvement Tekki di sant encore monsieur Mactar Souran bu UNP di sant waa commission organisation ndax lu mel nii bu amee commission organisation am na taxawaay buñ ci am ndax organiser yombul kon ñi ngi leen di sant ci njiitalu Pa Abdou Sène ak sëñ Cheikh Mbacke Diop Gaynde Fatma Cheikh Diwaan ak ñoom Assane ak xale yépp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk di sant waa commission informatique mi ngi ni taxaw salle informatique bi ñoo def installation yi te ñoom ñooy def yaakaar naa yéenay def maintenance bi ak yooyu ak réseau bi te ñoom ñu jógee ba Dakar di ñëw fii di ko def kon waa Dànk Seen war ngeen a xam ne lii ñuy def yéen lañ koy defal ndax bu ñuy jógee Dakar di bàyyi seeni engagement di ñëw fii di def loolu kon ñëpp war nañ cee jàpp ci maintien wu salle bi ndax def salle xëj na dëgg la yomb na yombul waaye nag di ko entretenir
di ko maintenir bañ buñ fi dellu see déwén ñu naan ñu fenêtre bi wadd na wala vis bi dañ koo dindi wala prise bi dafa deñ ñi ngi leen di ñaan xam na ne sax nag ñi ko séq monsieur le maire président APE directeur de l'école ak enseignants yi ak yaakaar naa xam naa ne dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax di sant waa cellule jeune di sant commission projet mais di sant aussi ñi nekkoon ci waañ wi ñi doon togg ci kër yeeg ca fële ca ginnaaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax am na noo xam ne buñ ñu ko teraloon duñ mën a taxaw fii xëj na di wax di santaat bu baax jigéen ñi suñu bàjjen ami baaba ndax moom dafay wax ne lu ne dañoo bëgg a def nanga mu ne yéen waa dànq seen gone yi loo leen bëgg rek tàmbali leen ndax loo leen tàmbali day dem kon ñi ngi ñaan yàlla na yàlla yàggal taxawaayam di ñaanal bàjjen Fatou Binax mi nga xam ne tey jii fi ma taxaw di fi wax moom moo fi nekkoon nekk présidente des femmes tey mu dem ba ne man tey jii jëm naa mag sama doom laa koy jox waaye terewul mi ngi ci nekk ba léegi ndax déguisement yi ngeen nar a gis ci kanam ci jàng yi moo ci sonn di yéeg di wàcc di ko jënd pour ñëpp jënd te jigéen ñi ngeen gis ñu toog ñëpp jënd nañ déguisement ren mu jaar ci loxoom di sant suñu bàjjen Ndey Dukkure mi ñu doon décoré tey ci suba di sant bàjjen Maam Jaara ak suñu bàjjen yépp di sant jigéenu Arcodas yépp monsieur le maire ñu lay santaat ndax ren sax dañ la décoré ci suba décoration bi lu ko waral daan nga jàpp yow président yow waa cellule jeune nga bokkoon waaye ren dañoo gis nga am ci beneen taxawaay ci biir Arcodas mu doon lu ñu kontaan lool ràññee lool moo tax tey ji bëggoon nañ nga takk sa médaille ba wan ko monsieur le préfet wan ko ne ko ñun kontaan nañ ci suñu maire monsieur le maire yàlla na la yàlla jàpp te nii nga taxawee ren na ñi ngi ñaan mu jëm kanam ak ñi nga àndal yépp sa waa conseil municipal di leen jox nag di leen wax ne activité Arcodas day continuer am nañ ay projet yoo xam ne ñi ngi nekk ci suñu kanam di wax aussi ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ci suba di ñaan ne dañoo am seen ay doom seen ay jarbaar yu nekk bitim réew bëgg a adhérer ci biir Arcodas ci cellule extérieure yi bu ñu contacter président Baye Mbaye dinañ leen jox cellule bu nekk pour sa waa doom mën a nekk dina la jox ko jiite Arcodas foofu bu ko defee nga woo ko téléphone nga dem adhérer foofu bokk ci yëf yi ñu xam ne lii commune Dànk Seen yëpp ñoo ko moom ñu di leen jox nag rendez-vous 2021 incha allah pour gàmmu prochain yàlla bu ko kenn wuute waaye terewul ñu continuer liggéey ngeen baal ma ak ci kàddu yu gudd yi jërë ngeen jëf. yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa